c'est trop mbir mi dafa ëpp nii. audit yi d'accord nag bu sa jógee du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement. procédure la respecté dañ ma song ma dóor ay coup de sommation. mooy ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. mandat bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. mbokk yi ànd ak ñun ci télévision Futur Média ñi ngi leen di nuyu ñi ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce àllarba la ñu koy amal gannaaw weer bi nga xam ne nag toogoon nañu ko dugg ci weeru koor génn ci ak jàmm di profito ci bis bi nga xam ni itam ci la ñu njëkk dellu si ak yéen di leen déwénati di leen baal wàq te di leen baal wàq di ñaan yàlla lépp loo xam ne ñaan nañ ko ci weeru shahru ramadan mubarak bi yàlla nangul ñu ko lépp lu ñu ñaan itam ci Sénégal nga xam ni jàmm la loolu itam yàlla defal ñu ko fi loolu ñu ngi koy ñaan ci barke weeru koor ak barke guddi gi nga xam ne mi ngi ci biir weeru koor muy laylatul xadr nga xam ni bis bu am solo la ñu feete ko ci Sénégal ni ñu koy feete ci anam yu bëri waaye terewul bu ci nekk doon gëneel ñu ñaan ci bis boobu yàlla def jàmm ci biir Sénégal bu ko defee ci Sénégal itam def ko ci Afrique waaye def ko itam ci àddina bi yëpp bu ko defee itam ci àddina bi yëpp ku ne xam na ni ñu ngi ci coupe du monde boobu itam dafay tax suñu xel dem ci suñu gaynde yi ñu ñaanal leen ci ñaan boo xam ne ñaan bu particulier lay doon ba lépp loo xam ne lu ñu bëgg foofu la ci ndam itam yàlla defal ñu ko tey ci Faram Facce ñu am mbégte ànd ci ak Mame Mbaye Niang moom la ñuy recevoir tey ma bàyyi ko mu nuyoo ak mbokku téléspectateurs yi ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre. jërëjëf Papa Ngagne maa ngi lay fay di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan di nuyu waa Sénégal yëpp di profité comme yow ci fii ñu toll génn ci weeru koor ni nga ko waxee di baalu àq ñëpp di baal ñëpp tamit ndaxte defe naa ñaan nañ yàlla na yàlla nangu ñaan yi nangu koor gi yàlla boole xol yi yàlla taxawu réew mi di wax tamit ni que li nga wax dëgg la réew mi fi ñu toll nii ñun ñëpp suñu xel dafa dem ci ginnaaw gaynde yi ñu ñaan yàlla mu may ñu ndam lu sut suñu njort en tout cas ñu am ñaan yàlla suñu borom man de ñaan naa ko donte xam naa yàlla may ñu am lu raw lañ amoon 2002 ndax réew mi soxla na ko ndax équipe bi boole na xol yi yàlla na ko yàlla def. amiin monsieur le ministre maa ngi gis tout à l'heure sax bi ñu lay identifier ñu def ministre du tourisme. ndax yaa ngi nekk ba tey ministre du tourisme ci gouvernement bu Sénégal. absolument maa ngi nekk ba tey ministre du tourisme du gouvernement. sa démission lañ déggoon. ci diggante bi lan moo xew ba nga dellu nekk ministre lan moo xew ci diggante bi yow yaa deltu ginnaaw wala dañ la ko nangulul lan moo ci am lu leer. jërëjëf Papa Ngagne li am. tey dëgg te loolu rek doon dëgg mooy que man maa démissionné président nanguwu ko ma dellu ci sama liggéey loolu mooy dëgg mooy man maa xëy dem déposer sama démission bisu dimanche dem primature fekkuma fa service bi enregistré courrier ma jubali kër premier ministre déposé ko ci sama coobare bopp woowuma ma Samba woowuma ma Demba tàgguwuma président bi ma koy def ci sama coobare bopp man ak sama ngëm-ngëm d'accord man ak sama gis-gis ak li ma jàng ci moom président maa jël sama démission dem jébbale ko c'est-à-dire woowuma Samba woowuma Demba mais woo nga taskatu xibaar yi wax leen ko déedéet dafa am kenn ku ma laaj ma ni ko dëgg la déposé naa lettre de démission. d'accord monsieur le ministre est-ce que loolu nga baal ma est-ce que du fooye république par exemple tey ci dimanche wax bisu dimanche nga ni dem nga premier ministre fekk loo ko fa nga dem di yóbbu sa démission ci këram est-ce que loolu ci république bu normal sa cër la pour nga doxale noonu ci sa démission. Papa Ngagne est-ce que ci république bu normal dinañ toog ñetti semaine di jiiñ nit ki sàcc di jiiñ nit ki dafa signé contrat boo xam ne DCMP amul
dafa def gré à gré ARMP yëgul ñuy jiiñ surfacturation di wax ci koo xam ni kóolute benn nit rek la am ñetti semaine ñuy wax non yow li ngay wax nii est-ce que sa xel dem na ci Khalifa Sall mi nekk ci kaso bi. mais déglul man loolu buñ ci excès naa la wax da nga ma laaj. waaw d'accord da nga ma laaj. ndax ci réew mu normal. non da nga ma laaj ministre est-ce que dina démissionner noonu. dem ci primature fekk fa premier ministre. bisu dimanche te altine nekk fi. nga ni da nga fa jógee da nga dem këram. nga ni da nga fa jógee da nga wax ak benn journaliste mu ne la nga expliquer ko information bi est-ce que loolu respect la ci république monsieur le ministre. Papa Ngagne respect ci république. weesuwul. ci kóolute nit ñu dugal la ci gouvernement kóolute nit rek moo la ci dugal. nga yor alalu askan bi ñu lay jiiñ sàcc di la jiiñ signer contrat bu jubul di la jiiñ jël xaalis boo moomul di la jiiñ jalgati yoonu réew mi ci xëy na li nga takk ndombal ministre rek moo tax mënuñoo egg fenn fi. ñetti semaine munoo tontu munoo wax ndaxte ministère ba nga yor fi mu toll nii bokkul ak sax la ñuy waxee parce que gouvernement dafa am nu muy doxee. pourquoi nga ni munoo tontu. munoo tontu. lu tax parce que munoo tontu parce que la ñuy wax dénk nekkatul ci say loxo. nekkatul say loxo ba ci lan te ñu tudd ci sa tur. moo tax man la da ngaa xamul. mais xamal ma. moo tax ma lay xamal maa ngi lay déglu. gouvernement. waaw boo ci bokkee. benn kàddu la ñëpp a lënkaloo. tey man munuma wax lu saafaanoo ci gouvernement bu ma ko defee wàcc naa principe républicain yi ma bokk ak président di ko défendre comme que dañ lay taqal comme que ñi ngi lay tuumaal yow nga jàpp ni que lii ñu lay tuumaal munoo cee tontu ndaxte yaa ngi ci gouvernement bu fekkee ñaari principe yi nga wax principe bu république ak principe bu jikko ngor da ngay tekki li la nit ñi ruse li nit ñi ruse ak li nga xam ni dañu jàpp ni que daf lay aar moo tax xëy na mënuñoo egg loolu ngay tekki dem jaamaarloo ak ñi lay tuumaal ñu xool nag ndax liñ lay tuumaal mën nga cee wax wala mënoo cee wax. léegi monsieur le ministre tekki nga ndomb tànk bi takkaat nga ko terewul tuuma yi mi ngi wéy ba tey ci sa kaw ñi ngi wéy di wax jalgati yu rëy dinañ ci dikk ak firnde yi nga xam ne ñi ko wax foofu lañ ko teg mais bala ñu ciy dikk mooy changé wul dara changé wul c'est-à-dire takkaat nga ndombo tànk bi ñi lay tuumaal ñi ngi wéy di ko tuuma est-ce que kon da ngay continuer des ci gouvernement bi ba pare ni pat doo indi benn leeral ci yooyu tuuma. am na lu changé li changé mooy président feddali na kóoluteem ci man loolu benn la ndaxte nee naa la léegi ci kóolute rek tànnuma ndax maa fi dàq jàng tànnuma ndax maa gën ci réew mi ci samay moroom tànnuma ndax maa gën a gëm yàlla tànnuma ndax sama yaay moo gën seen yaay tànnuma ndax daf maa tànn rek teg ko ci kóolute d'accord xaaral des na buñ la tànnee ci kóolute umpul kenn ni que man ci parteem laa bokk umpul kenn ni que ci ay jongante lañ jëm waaw léegi man boo génnee principe républicain yooyu nga xam ne ku ñu tuumaal dara boo setee ak boo setul yëpp li xel nangu mooy nga tekki sa ndomba tànk boo génnee principe républicain yooyu nga jël principe bu ngor mënumaa tànn ci samay moroom teg ko rek ci kóolute après man may nangu ñuy jaar ci man di ko jam loolu du ngor. d'accord loolu moo tax. d'accord bi ma koy def tàgguwuma ko. d'accord alors monsieur le ministre ndax am na ci ndaje boo xam ni président dafa toog nga toog. li ñu lay jiiñ yëpp benn bu ci ne. mu ne la ndax yaa ko def wala defloo ko ndax loolu am na wala amul. Papa Ngagne boo bëggee kay ñu liñ may jiiñ lépp. non li ma laaj ak li nga may wax. déglu comme yàlla ak yàlla. dama ni ndax ci ndaje toog nga président toog. ñeneen toog. mu yëkkati dossier yi di la laaj. benn par benn. ndax yaa def wala defloo. ci laa lay tontu. waaw ci laa lay tontu boobu benn la ci tuuma yi parce que boo toogee ñu ni am na rapport ci nit bi ma ko njëkkee dégg ci benn rajo laa ko déggee. ñu ni am na rapport bu ñu denc. boo xam ni ba mu paree kenn xamul kañ la. dafay tuumaal ñu jege président tudduñu ci sama tur après wax ji di law non
marché ba sax marché yañ signé gré à gré la après marché bañ signé ARMP daf ko dàqoon marché bañ signé DCMP daf ko dàqoon non rapportu IGF la non président sax teg na ko ci table conseil des ministres mu tuumaal ko yii ma la limal yi yëpp dara amu ci. d'accord mën nañ ko commencer ci benn par benn. non c'est bi ma laaj rek. non déedéet bi ma laaj man boo xam nga man da nga maa laaj. non benn par benn bi ma laaj. d'abord waaw parce que tuuma yi comme ni nga dafa bëri. bëgguma mu jël trop suñu temps. déedéet du jël suñu temps non dama ne ndax toog nga président Sall toog. mu ne la Mame Mbaye Niang lii lañ lay jiiñ indil ma ci ay leeral waaw wala déet. nga indi leeral bi mu ne la li nga wax amul lii moo am. musul am benn yoon ñaari yoon ba ñetti yoon. musul am ci loo wax mu dindi ko. musul am pour ñaari raison. d'accord li may wax nii déedéet dafa am firnde. allez-y maa lay déglu mënuñu wax rek ok léegi. ok li may wax nii dafa am firnde. parce que bañ ko waxee communiqué gouvernement génn na sax weddi ni ko loolu amul donc loolu mooy benn ci firnde yi. mooy communiqué gouvernement génn na ni que loolu amul. ni que man ak président mosuñoo toog mënta nekk parce que fukki weer a ngi nii yoruma loolu. gouvernement ku ci nekk dafa am pàcc buñ la jox. lu mat juróom-ñeenti weer a ngi nii yoruma loolu ba loolu di mën a am. d'accord ci tuuma yi ñu taxaw ci ñu ñëw ci tuuma yi kon li nga wax leer na. mun naa la ko nangul donte man. ci sama fi ma sukkandikoo suma xibaar. jàpp naa ni fu wér la. toog nga. président Sall toog ñeneen toog. tuuma yi ñu la tuumaal yépp ci Prodac. benn bu nekk mu génne ko ci papier. ne la lii lañ lay ji. nga ne ko loolu amul. ba am sax ñoo cay bëgg a taqalaale. nee nga loolu amul. déedéet man nangu ci yow loolu nga wax. déedéet man rek waxuma ni ko amul. man rek waxuma ni ko amul dafa am communiqué gouvernement porte-parole du gouvernement bu wax ni ko amul avant man may toog fii di wax ni ko amul. d'accord firnde bi. waaw firnde bi. mooy gouvernement. ku ci nekk liñ la dénk lañ lay laaj. d'accord. firnde bi. mooy que fukki weer wala juróom-ñetti weer mi ngi nii yoruma loolu. kon Papa Ngagne ki lay wax. dafa bokk nag ci kon ñi lal. ndax pexe yooyu ndëgg sa rëx yi. non d'accord alors monsieur le ministre fi ñu bëgg a taxaw mooy ci l'affaire Prodac. Prodac yéene la bu tukkee woon ci seen gouvernement. ñu bëgg a jàppale ndaw ñi ñu am ci lu ñu jàpp. muy ay domaine agricole communautaire. ñu taxawal ko. foofu la ñu ne foofu nga defee jalgati bu toll ci juróomi milliards yu ñu ne da nga koo këpp. def ko ci sa poche. ni ñu ko firndee nag la ñu wax ni. benn structure bu ñuy wax Loc Afrique. ñoom nga xam ni ci wàll boobu la ñuy liggéey bu ñu liggéeyee après état am nu mu leen fay. foofu nga def ay jalgati. ci jalgati yi ni nga ko defee am na sax ñu ko tuddee escroquerie pour mën a jot xaalis bi. muy li ñuy toppee Khalifa Sall tey. ci wàll boobu da nga def la charrue avant les bœufs. maanaam bu dee note de service la. bu dee leneen da nga ko def lu jiitu certification marché contrat yi war a génn nga récupérer xaalis bi ndax mën nga indi ay leeral ci loolu nga xam ni moom la ñu wax ci ni nga doxalee ci escroquerie. ak ci ni nga jotee xaalis boo xam ni ñi nga ko jox d'abord muy Green 2000. am na lu ñu leen sikkee que ni du ñu structure bu baax ndax loolu yëgoon nga ko. avant ngay bokk ci ñi nga xam ni ñoom ñoo leen di tabb pour ñu wéyal marché boobu ndax xamoon nga li ñu leen di sikkee ñoom waa Green 2000. ak it ndax marché yi am na njuuj njaaj goo xam ne def nga ko ci tudd nga DSMP am na ci ñoo xam ne après lañu nga mën a am seen avis te avant ngay am avis bi def nga contrat bi ba jot nañu xaalis bi ndax loolu yëpp am na. jërëjëf Papa Ngagne li nga wax nii lépp. ci lan la sukkandiku. ci rapport. waaw. IGF yow gis nga rapport. si gis naa rapport. rapport bi nga gis mooy ban. rapport bi ñëpp gis. rapport bi ñu publier. internet. waaw non gis naa rapport. waaw da nga may dama. waaw non gis naa rapport monsieur le ministre. mooy rapport boobu la. waaw xaw ma gis naa sama rapport daal waaw. tey jii nii Papa Ngagne. man nga xëy. bind sa saisir sa 32 pages dem publier ni rapport la. yow li nga attribué ko. IGF déglul rek ma wax la moo tax dina filtrer li tax nga ni. inspection générale des finances. waaw ñu attribué ko. waaw nga yaakaar loolu nit osé na ko def. waaw déglu ma rek. rapport bi nga gis amul tampon. rapport bi nga gis amul paraphe amul signature li ñu wane ci internet léegi ñu ñëw.
ci lii nga wax. li nga wax nii yëpp ku xamul nan la nguur di doxe moo koy wax. ku xamul. nan la nguur di doxe mooy wax lii ngay wax. ministre doo ordonnateur de dépense doo administrateur de crédit. du loolu xam nañ ko buñ ko bëggee tekk ci wolof mooy maanaam dénkuñu la xaalis yoroo xaalis. pour nga luubal xaalis da nga cay mën a jot. mais yor nga signature. waaw déglul déedéet. yor nga signature. waaw yor naa signature. waaw yor nga signature. waaw déedéet. voilà yor naa signature dinaa ci ñëw. voilà may ma ñëw. luubal. pour nga mën ko def. da ngay jot ca xaalis ba. xaalis ba fa mu nekk sama signature du ko fa génne. Papa Ngagne. bu wax loolu itam Mame Mbaye. waaw dinaa la expliquer moo tax man la. ba ci ministère des finances nga ne sa xaalis sa signature du fa génne xaalis. mani ci xaalis bu ñu war a fay ay fournisseurs. Papa Ngagne boo ma dégloo. waaw mais xam nga man maa ne la li nga wax nii boo ko waxee. mooy xamoon na la nguur di doxe. d'accord xam nga boo nekkul administrateur de crédit. ordonnancé woo ay dépenses kay joxe xaalis ba xamuma. ci signature yi muy xool pour génne xaalis sama signature bokku ci. Prodac bi ngay wax xam nga nan lay doxe ma expliquer la mu leer ci bopp sénégalais yépp leer ci ñëpp. ñi xam nag ñi nga xam ni xam nañ nguur. xam lan mooy marché public xam lan mooy procédure xam lan mooy gouvernement xam lan mooy. agence ñi ko xamul itam dañ ci am wàll. waaw ñi ko xamul itam dañ ci am wàll. ñooñu moo tax may wax. waaw d'accord voilà très bien mais man ni ñi ko xam. ok duñu laaj yi ngay laaj. ok. bi ci njëkk. mooy gouvernement boo ci bokkee. mooy dafa am lu la tënk. danga may ni que ci lii nga ma laaj ni du ma tontu li may tontu du weesu diir ba ma fa nekkee man. diir ba ma fa nekkee man ci loolu rek laa mën a wax mënumaa wax ci leneen. Prodac programme des domaines agricoles communautaires bi nga wax décret moo ko créé. di gis-gisu président de la république. ok ñu jël ko toftal ko. ci ministère de la jeunesse de l'emploi ak construction citoyenne. décret bi nommé gouvernement bi décret boobu mooy nommé kay jiite Prodac. kay jiite Prodac. mais ci sa tutelle lay nekk ba tey. tutelle technique. tutelle technique mooy lan man tutelle laa wax lan mooy tutelle technique. voilà ok. Sénégal. ministère c'est-à-dire yaa koy yilif loolu laa bëgg a wax. ci sa tutelle maa ko yilif. ci wàllu technique. yilifuma ko ci wàllu. administration déedéet ci wàllu administration ak ci wàllu technique. maa ko yilif. ok mais gis nga kilifteef googu ma am ci moom ci wàllu technique kilifteef googu le ministre des finances am ci Prodac moo tax il faut ñu leeral li ñu war a leeral. mooy bu ma ko yilifee ci wàllu technique kilifteef gu ko ëpp dayo la am ci ministère finance économie ak finance. d'accord ak plan. léegi li nga wax léegi nga ni dama luubal 5 milliards 6 milliards loolu bokkul ci man wàllu xaalisu Prodac yilifuma ko. du man ku xam nguur xam ni dafa am ministre de l'emploi am ministre sangam ministre de la pêche ministre mais koom-koomu réew mi ba ci agence yi. ministre des finances a ko yor. kilifteef gi ministre des finances moo ko yor. d'accord may ma da ngaa laaj. waaw da nga may nag ma eggale. waaw gis nga kilifteef googu ma ci am moo tax ba man mënuma signer tey jii nii amul benn ministre bu mën a signer buy engagé état du Sénégal wala réewu Sénégal ci wàllu koom-koom. mais ministre des finances. dafa lu dul téye seen ay budget rek di leen ko jox. déedéet loolu yow sa xalaat la boo bàyyee ma expliquer dinañ ci egg léegi nga ni rapportu IGF man maa kilifteefu technique gu Prodac maa ko yoroon dëgg la. am ci lan nga bëgg wax ci technique bi. technique bi lan nga ci bëgg wax. boo ma dégloo dinaa la expliquer. waaw c'est que boo ma bàyyee rek. waaw mais bëgguma ñu fanaan ci lii nag aussi Prodac bi. non je vous en prie. non man jaral na ma fanaan. parce que mais man jaralu ma ko parce que moom yeneen ponk yu ma bëgg a waxtaan. waaw dinañ ci wax mais danga may ma leeral. waaw.
ni muy doxee. programme domaine agricole communautaire. waaw ñu ni kilifteef technique bi ministère finance kilifteef koppar yi ministère des finances la. ñu nommé coordonnateur Prodac. par décret. mooy man mënuma bind arrêté sax dàq ko. mu nekk ordonnateur ak administrateur u crédit Prodac. moom mu am xarale. ak mënoo def dara pour dàq ko mais mën ngay def pexe yu ko fa jëlee. déglu ma rek dinaa ci egg. waaw mais parce que aussi ku ne xam ne coordonnateur bi jóge na fa te bi mu fay jógee neexoo woon leen aussi. waaw may ma tuuti rek. loolu lépp dinañ ci egg. non mais mën nañ bañ am jot bi quoi il faut ñu relancer ko noonu rek. donc waaw. ñu nommé ko par décret. maanaam mu yor xaalisam di ordonner ay dépenses am ñu war a am projet boo xam ni ñu war a am saafara joo xam ne day indi day lijjanti. emploi des jeunes. boo ko amee muy seet ci àdduna bi. lan la mën a def ba saafara lool parce que moom moo am sañ-sañ bi. moom moo am xam-xam bi. moom moo am équipe bi ñuy seet di seet ba mu gis Green 2000. moom moo gis Green 2000. waaw. moom moo gis Green 2000 ñooñu ni ko am nañ saafara li ngay seet. ci entente directe. déedéet déglu rek papa nga. waaw mais il faut ñuy waxtaan nag. aussi Green 2000 ci lu amul appel d'offre. mais déedéet. dinañ ci egg si. acca. ba mu gisee ak ñooñu. mu méngoo ak ñun li ñu bëgg. ci saafara. ci liggéeyu ndaw ñi mu ñëw ñu toog. parce que man maa koy jokkale ak premier ministre jokkale ko ak président. ñu ni proposition bi lañ am méngoo na ak politique. emploi bi ñu bëgg a def. ñu ni bii baax na. boo nee bii baax na du ni da nga naan bii baax na rek ni nañ dem fay de ñu ni bii baax na marché loolu. pour mu am li ma la wax nii ci Green 2000 sànq bi may def genèse u coow li wax naa la ne la benn am na lu ñu ko doon sikkee ndax loolu xamoon nga ko wala xamuloo ko ci ay blanchiment ak yeneen. déedéet ndax loolu mosoo ko dégg. ci Green 2000 loolu yow mi yaa ma ko wax. ok. maa ngi koy soog a dégg tey ci sa plateau. d'accord boo gisee ki leen fi teewal. wala ki leen fi nekkal nga laaj ko. ok mais man loolu yëguma ko xamuma ko. d'accord sañ nga ko. waaw li ma yëg. ca xam ko. waaw mooy li ñu bëggoon ñoom am nañ ko. ñu dem pour joxe lijjanti xool nan lañ koy defee. boo demee pour joxe ko yoon dafa am nu mu tëddee du man ministre bi bëgg naa rek coordonnateur u Prodac bëgg na rek que loolu day am. dafa am yoon am ay kuréel. ñu dem ni lii lañ bëgg ñu ni kon nañ woo ñi ko mën a def. lan lañ bëgg pour mu leer ci nit ñi aussi. lii lañ bëgg rek domaine agricole communautaire lañ bëgg. léegi Cœur de Dak lañ bëgg. d'accord waroon fa yem ak moom Green. waaw ci Cœur de Dak. waaw c'est important ça. dinañ ci ñëw. waaw xam nga li may wax noonu. waaw xam bu baax c'est bon. waaw donc boo ma mayee ma wax rek. waaw mais nag damay bañ ñu fanaan ci. duñ ci fanaan gis nga boo ma su fekkente ni am nga argument yi nañu gaaw rek. boo ma dogul woon kon romb nañ fii la. d'accord mais may ma eggale. waaw. gis nga bañ jógee foofu. ARMP lañ jëm. DCMP ni non dañ ko lancé. avis d'appel d'offre international. ñu ni nañ ko lancé. nañ ko lancé ñu dem ARMP. Green ni lii man maa koy def. keneen mënu ko brevet la ñu am. mooy maanaam production transformation. conservation. d'accord conservation commercialisation ci seen type. ñoom mu dafa méngoo brevet la ñu am xam nga la mooy brevet est-ce que tey jii nii ku mu neex rek nga xëy tudd TFM da ngeen a breveté seen TFM. brevet mooy loolu. d'accord marché bi ñu contrat bi ñu signé. ñett la mën a doon ci àdduna bi. ñett la mën a doon ci li ñu am règlement bi ñu am fii. d'accord xam nga mooy lan. mooy mu am urgence. waaw mu am exclusivité. d'accord wala mu am défaillance de fournisseur. d'accord bi ñu signé. exclusivité la. ARMP joxe ni dem leen ARMP mooy agence bi mag. bi sut mooy autorité régulation wu. marché public. d'accord tamponné. ñu dem DCMP. DCMP jàllale contrat bi contrat type contrat li may wax nii contrat type la tudd. jàllale contrat bi ci commission juridique am. ak commission finance am. contrat ba jóge fa
non dem ministère des finances ñu tamponné ni approuvé nañ ko. mais note de service jiituwul loolu pour ñu defal ko acompte mu mën a jot xaalisam. mais loolu nan la mën a jiitoo. ok note de service dégg naa kenn mu ciy wax. du note de service. ordre de service la. ordre de service. boo duggee non peut-être man naa juum man entre ci ordre de service ak note de service. bëgguma ñu avancer ci loolu. non c'est bien ordre de service y a pas de souci. déedéet ordre de service waaw man mën naa ci juum loolu détail la. ordre de service. waaw l'ordre de service fait effet de notification boo duggee ci. de notification de. déglul rek xaaral mu ngi nii lii la man waxuma ko. code des marchés moo ko wax. La notification consiste à une remise au titulaire contre récépissé ou un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. Par le ministre. Déedéet xaaral rek. La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception. Ordre de service bi ma signé. D'accord ci sa prérogative la loolu. sama prérogative la. ci ñi ngi ko signé lu mat ñetti weer wala ñeenti weer jàppuma xayma bi mën naa ko wax. après ba ñu signé contrat bi DCMP signé ARMP signé ministre des finances approuvé. d'accord loolu nga wax dégg naa ko. léegi. waaw est-ce que marché bu ministre des finances d'accord. DCMP d'accord. autorité de régulation bu moo ma waxoon acca man ngeen a dem loolu fan la ci luubal mën a am. gisuma ko. fan la ci bu luubal dee ni nga ko waxee noonu la demee. non waxuma loolu. déedéet. non xam nga man ngay laaj. waaw te li nga may laaj itam. lu leer la. waaw duma la wax leneen lu dul gisuma ko ci luubal. waaw léegi nañ dem ci fi may jàpp ni luubal mën na fa am. bu ñu demee ci domaine bi. sous serre yi muy nañu koy defee. espace yi. ñi ne 25 millions la waroon jar 75 millions lañ ko jëndee. ndax mën nga ci indi ay leeral ci loolu. xam nga man contrat laa signé. mais li ma wax it dégg nga ko. waaw déedéet xaaral ma wax la rek. man contrat laa signé. contrat type. xam nga loolu lu tax mënta nekk DCMP. lu tax lan mënta nekk. li ngay wax nii. moo waxaat ko ma dégg. li xaw ma lii lay jar. xaw ma bul ma wax xaw ma. déedéet li nga wax léegi nii xaw ma sous serre 25000 lay jar. wala xaw ma 25 millions 25 millions lay jar wala 30 millions lay jar. man loolu xamuma ko waaye nguur gi ak ni nguur di doxe am na kuréel gu mu teg pour muy saytu loolu. kuréel googu DCMP lu tudd mënumaa teg sama signature ci contrat. waa DCMP ñu ngi lay dégg de. waaw mais. non ñu ngi lay dégg. waaw mais ah non c'est vrai xam nga non c'est clair parce que li nga leen di jiiñoo aussi dafa bëri te ñoom ñu ngi lay dégg. déedéet xam nga papa nga. waaw waxul. ca nga war woon ko commencé. da nga ma laaj lu tax ma démissionné ca bàyyi woo ma démissionné. lu tax bàyyi woo ma expliqué. parce que boo ma ko laajoon dinaa ni la munoo toog ñuy wax ni que da ngaa signé contrat gré à gré DCMP nekk fi xam ni du dëgg waxuñu ARMP nekk fi xam ni du dëgg waxuñu ñeneen ñi fi nekk xam ni du dëgg waxuñu amul kenn ku weddi gouvernement bi rek moo weddi ni que liñ jiiñ sama diggante ak président amul ñoom ñëpp kenn weddiwul lii may wax ni bu fekkee DCMP signé wu ko. signé wul contrat bi suba nañ def communiqué am nañ service de communication bu fekkee ministre des finances approuvé wul marché bi suba mën nañ def communication du man rek nga waroon a déglu avant ngay préparer émission bi waroon nga déglu ki nga xam ni moom moo fi toogal Green 2000 wax na ñeneen ñi ñuy tudd wax nañ man cër bi ma ci am nee naa la contrat technique la maa ko signé nañuy def ba financé ko signé wu ma ko bokkul ci sama prérogative dénkuñu ma ko xaalis bi nee naa la fa muy génne signature ya ñuy xool pour génne xaalis sama signature bokku ci. signature. xaalis bi. bii dem ministère des finances. xaalis bi pour ñu jot xaalis bi nga ne sa signature bokku ci. ma ni Papa Ngagne déggoo li ma wax. dama bëgg gën a dégg. li may wax dama ni. xaalis bi fañ ko denc. nañ koy joxe. waaw ak kañ koy jox. waaw ak fan lañ ko war a jox ah signature yooyu génne xaalis yooyu man sama signature bokku ci tey mënoon naa laa signeel 10 tonnes këyit. jox la boo demee waa ji dalay ree rek ni la demal seetiwaat keneen waa léegi nga signé contrat technique ñuy wax luubal di wax jël di wax leneen xanaa
ñu seet ko feneen waaye ci contrat technique. man nee naa la nañu financé man xamuma bokkul ci sama coobare ca même bu ma xamee mënumaa wax dañ maa dénk keneen boo bëggee xam waxi xaalis après boo toogee ñi ñu dénk xaalis nga dem laaj leen. mais man nee naa la man fañ denc xaalis bi c'est-à-dire boo doon natt tey sama njub ci contrat bi nii mënoo ko cee natt ndax yoon moo ma mayul sax fu mu mën ci mën a egg ba jël ku may jéem a natt sama njub ci lii nii. ba ci commission mënoo ko. ba ci commission. ba ci mënta nekk. ba ci commission mënoo ko laal. ma ni mënta nekk xam nga lu tax mënta nekk yoon moomu mayul sax ma egg ca. commission kay ba fa nga koy laale yoon du fa nekk. déedéet papa ngañ mënuñoo tak nag mënuñoo nekk cim réew. di wax yenn wax yi di ko teg ci kaw nit ci amoo firnde. boobu ba léegi ñi ngi lim di lim mënumaa wax parce que dafa am lu ma tënk nee naa la ci li ma diir bi ma fi teg mën naa wax. d'accord man. sama ngëm-ngëm laa am. danga may ma eggale sama ngëm-ngëm laa am. xam nga ngëm-ngëm li mooy lan gis nga yàlla ba ma jëlee ci samay ñaari wayjur jaarale ma fi ma jaar yëpp daara sëñ Mor Mbaye si seen njaareem Tëngéej ba Dakar ba indi ma fii yàlla jooju moo may eggale ba fa ma jëm ca doomu aadama du ci mën dara. non li ngay wax nii non non Mame Mbaye mënu ma la déglu ci waaraate boobu non gis nga non yow yaa gis non si waaraate nga bëgg wax dafa am loo gëm non dafa am loo gëm ba tax ngay def li ngay def non dégg non waaraate bi ngay wax nii mënoo ko xam nga xoolal ci politique la ñu nekk yàgg nañ la dégg ngay jàkkaarloog opposants yi di leen jiñ sàcc di leen tam sàcc te xam nga ni yàlla lu mu namm ci ñoom mënoo ci dara terewul li nga leen war a wax nga leen koy wax musuma non attends dafa ndànk non musuloo lan da ngay nangu leen musuloo def lan nga wax man mas naa wax ñu démentir ma non waxu dafa ndànk waa déedéet ma ngañ yow yaa may déglu nag bi yoon man mas naa jiiñ nit sàcc mu weddi ma man fu ma jiiñee nit indi naa firnde man bu amee ku am firnde ci man ne ko génne suba bu amee ku am firnde ci man ne ko génne suba firnde yi mën na passé rapport yi nga xam ni moom moo wër addina bi tey ba waraloon nga démission ban rapport yi ngay wax nii xam nga dangaa bëgg ma wax la waxal man ba ma yoree Prodac waaw bis bu nekk damay saytu gis nga rapport bi nit ñi di wax man maa bind ministre des finances man maa bind ministre des finances avant may bind ministre des finances ministère ba ma yor dafa am lu tuddoon inspection interne moom laa njëkk a wax dem leen ngeen xool ñu dem xool indil ma lañ indi ñoom dañoo seet ci seen xam-xam ak seen kattan boobu Jean-Pierre Senghor nga wóolutul woon. waaw yow yaay tudd tur. non maay tudd tur moom mi nekkoon Prodac moom nga wóolutoon di ko saytu di ko auditer pour xam lan la def ak lu mu deful. man nit a ma wóolu dénk ma. waaw nit moo ma wóolu dénk ma. ok nit ki ma wóolu. dénk ma daf maa wax xoolal jox ma ay jumtukaay pour may xool du ma gën a gore ma jël li ma yoon may ak ni mu ndawe ñoom seen doole ak seen kattan fi mu toll. ci responsabilité technique bi ma am. ma yónni leen fa dina leen dem leen xool ndax contrat bi li mu wax. waaw déedéet contrat bi li mu wax. mooy domaine agricole yi ci 8 mois la waroon a pare. ci 8 mois. fi ñu toll nii ki koy réaliser nee na mi ngi ci 65% de réalisation ak 51% de paiement moom la mu wax dégg nga ko man du man maa ko koy waxal. nee na ku ko fay mu eggale. donc ñi ngi wax 29 milliards te ndekete sax 29 milliards génnul. loolu mooy benn. donc ba ñu saytoo. mu nekk beneen échec aussi pour le gouvernement. waaw déglu ma mu nekk beneen échec aussi. waaw déglu ma. ba ñu saytoo. inspection interne ba ñu saytoo indil ma. ma xool sama àqulaay taala xool daal di bind ki nga xam ni moo yor kilifteefu xaalis bi ni ko yónnil IGF ñu ñëw saytu. kon yow yaa ci dugal ministre des finances. man maa bind. man Mame Mbaye Niang maa bind. man Mame Mbaye Niang maa bind. ni ministre des finances ni ko kaay saytu. vérification administrative et financière u Prodac. ndax li ñu waxoon ci contrat bi. yeex na ca délai yi amul ca ki koy defar ay waxi fay lay wax ca man yoruma xaalis xaw ma nan contrat de financement bi xaw ma ko procédure yi mu wax ak kii financé xaw ma ko
d'accord ma ne ko kaay saytu ñu xool nan la ñuy def pour mu bar. ok IGF. service la biir ministère des finances du IGE du OFNAC du Cour des comptes. rapport bii ngay wax ñu publier IGF ba léegi waxul ni moom la waxul ni du moom xëy na loolu bokk na ci li tax ma ni ñu ngi may tuumaal donc naa dem tax sama ndomba tànk. recommandation yi ngay wax ni ci rapport boobu noonu amul benn bu ma ci tudd. amul léegi c'est-à-dire xam nga boo audité ba pare ni da ngay indi saafara recommandation yooyu amul benn bu ma ci jàpp man. donte amagul tampon amagul signé yónnee guñ ma ko jàpp naa ni rapport pour mu véridique bu fekkee da nga may méngaleeg ñeneen ñi buñ la dee tuumaal dinañ la jox ni la lii lañ lay tuumaal xanaa nga tontu. man ba tey fii may waxee ak yow nii gisuma ko dégguma ko ci rajo bi laa koy dégg. noonu la tëdd Mame Mbaye est-ce que gënul woon ci yoon yow ba nga démissionné nga wéy ci sa démission boobu fexe yëf yi dem ci yoon lu ciy leer lu ci dul leer lëndëm nga pare ci est-ce que yaakaar lu moo gënoon ci yow parce que lii bu jeexee ci affaire ci nguuru Macky Sall itam du jeex ci nguuru keneen lu lay topp la ndax xam nga loolu yow personnellement mënatumaa topp parce que liñ doon wax yépp ni ko maa ko def tey wan naa ni la defuma ko. non man xam nga du man maa habilité pour xam def nga wala defloo xam nga non yaa ni wan nga man laa la wax xam nga du man maa habilité pour juger yaa def wala defloo déedéet yow da nga maa wax liñ may tuumaal waaw sénégalais yi ñu ngi ñuy seetaan am déet sénégalais yi tuuma yi dafa am ñu ko sénégalais yi dénk pour ñu xool ko waaw déedéet déglul rek waaw yow yaa ma wax tuuma yi ñu may tuumaal nee naa la tuuma yooyu moo taxoon ma tekki sama ndomba tànk waaw pour mën a toog mën a wax tuuma yooyu ñu may tuumaal nee naa la dañ ni contrat bi gré à gré la dañ ni DCMP signé wu ko dañ ni damaa luubal xaalis mais pourtant yow yaa ngi ciy wax nii te da ngaa takkaat sa ndomba tànk waaw déedéet déglul mais parce que ci diir bi ma nekk la ci diir bi ma fa nekkee mën naa cee wax mais gis nga la fa xew bis ba ma fa jógee ba tey jii nii du ma ci wax parce que mënu ma cee wax donc da nga ni tuuma yi damaa def gré à gré damaa def DCMP DCMP dafa bañ ma si signé ARMP gisu ko rapport IGF damaa dëgg sa tànk ci luubal complicité de luubal waaw damaa dëgg sama tànk ci luubal léegi man li ma la wax nee naa la contrat gré à gré amul exclusivité moo am nee naa la ARMP autorité de régulation marché yi joxe na ci ndigal comité de règlement de différend bi moo bind mooy la ca gën a kawe ARMP nee naa la DCMP bi nga xam ne mooy xool ndax contrat bi méngoo na ak ndax njëg yi méngoo na waaw déedéet da nga may may da nga may may da ni dañ maa tuumaal dama ni donc mënatuñu wax ni que damaa signé contrat gré à gré mënatuñu wax ni que DCMP dafa bañ mënatuñu wax ni que ARMP dafa bañ mënatuñu wax ni que ministre des finances nee na yëgul man maa ni la contrat bi ma signé exclusivité la d'accord brevet lañ déposé waaw de kon liñ may tuumaal nan la may toppee waaw mais contrat bi nga signé waaw mooy contrat bi nga xam ni lu jiitu avant ñu koy enregistré impôt et domaine comme ni ñu xamee contrat yépp am na xaalis bi récupéré nañ ko te signé guñu contrat te enregistré guñu boobu contrat loolu moo nekk ci rapport bi mais Papa Ngagne tamit yow yaa ma contrat bi nga signé luubal bi kay foofu la nekk Papa Ngagne man contrat foofu kay la lëndëm lépp fa la nekkee léegi la lëndëm lépp nee naa la lëndëm lépp buñ ko seet ci man parce que nee naa la contrat technique Papa Ngagne fan la ñuy enregistré du fisc l'enregistrement est opposable au tiers bu ko defee fraude fiscale la du man maa koy topp na ko fisc topp est-ce que man maa yor fisc nee naa la bokkul ci liñ ma jagleel nee naa la man signé contrat bi lañ ma jagleel signé contrat bi signé naa ko ñi yoon wax ni que dafa waroon a jaar yépp jaar na fa bu ñu waxee surfacturation kon DCMP ordre de service ba génne xaalis ba loolu lañ la jiiñ ordre de service du génne xaalis ordre de service pour ñi xamul ordre de service xam nga mooy lan mooy tàmbali leen liggéey bi ordre de service génnewul xaalis de bu ñu nax nit ñi ordre de service mooy tàmbaleel liggéey bi contrat boo signé ba mu def ñeenti weer wala juróomi weer xanaa war ngaa mën a bind nag daal ni tàmbale leen liggéey bi nee naa la nañuy fayee xamuma nan lañ ko financé xamuma parce que bokkul ci liñ ma dénk Mame Mbaye donc démission bi est-ce que jubluwoo ci woon déedéet tuuma bi ndax dina ma topp wala du ma topp
loolu laa la laaj. bu fekkee li ma wax nii dëgg la est-ce que tuuma bi dina ma topp wala du ma topp. loolu procureur mi ngi lay dégg. waaw mais du procureur fii lañ toog. non dama ni procureur de la république. mi nga xam ne boobu léegi ñu bëri ñu ngi ko ci saisir. non man maa njëkk a saisir. non procureur ñi ngi ko ci saisir dégg naa forum du justiciable di ko ci saisir. dégg naa ñi ànd ak Khalifa Sall di ko ci saisir. dégg naa ñeneen ak ñeneen ni ko l'affaire Prodac ak Mame Mbaye leeral ko. loolu ñooñu dañuy politique. d'accord après bu la neexee bu ñu duggee ci waxi politique. ok ma tontu la ci politique. mais dama ni la. nañu limaat. Mame Mbaye dafa signé contrat gré à gré. Mame Mbaye dafa luubal xaalis. Mame Mbaye DCMP daf ko d'accordul woon. Mame Mbaye ARMP contrat bi mu signé d'accordul woon. Mame Mbaye dafa xaw ma surfacturé. Mame Mbaye contrat bi mu signé contrat type la tudd. Mame Mbaye tutelle technique la am ci Prodac. Mame Mbaye contrat technique la signé. xaaral rek. Mame Mbaye contrat bi mu signé ARMP joxe na ci ndigal. DCMP jàllale na ko ci ay commission am. commission technique commission juridique. d'accord ministre des finances approuvé na ko. contrat bi mu signé. waaw ci la ñu libellé ay surfacturation yu bëri yu ñu jàpp ni jalgati la mooy li ma la doon wax ci suuf seer yi. njëg gañ ko jëndee mu war a jar 25 millions ñu jëndee ko 75 millions. contrat yooyu la Mame Mbaye signé. waaw loolu la ñu wax ni lubal la. déedéet moo tax man la da ngaa xamul loolu ñi ko wax ñan la mooy rapport bi ñuy jiiñ waa IGF. IGF ñoom ak DCMP ñoo bokk même ministère DCMP liggéeyam xam nga lan la mooy balaa ngay signer contrat nga indil ko contrat bi mu xool ndax njëg yi ñuy wax ak njëg yi nekk ci contrat ak njëg yi am ci àdduna bi ndax méngoo na bu méngoowul da lay bind ni la dellool ngeen dem waxaat. d'accord loolu jaabante boo leer na de donc kon déedéet defal ndànk. allez-y d'accord non defal ndànk. ok donc kon bu surfacturation amee. DCMP du ci teg. cachet dugg ni approuvé naa ko. ok donc loolu mënta nekk. monsieur le ministre. waaw démission bi chantage. la gën a nuru am na ñu ko jàppee noonu. téye leen ma kenn jàppalewu ma damay dem xam nga show. est-ce que ñi nga xam ne ñoo ko gisee noonu jox doo leen jox dëgg ci démissionner même pas une semaine ñu naan dugg na ñi naan duggul ñi naan. est-ce que loolu joxe doo joxe maanaam misaal boobu misaalu chantage nga ci jublu woon. xam nga li nga wax ni da nga ni am na ñeneen ñu ni as gor wala républicain bu ñu la jiiñee dara da ngay tekki lañ lay ruse dindi kiir laay gi nga xam ni mën nañ la koo ruse ba setal sab der parce que ku taq warta jiite. waaw mais da nga setagul jàmbaar. déedéet monsieur le ministre setaguloo bay delluwaat. liñ may jiiñ tey liñ may jiiñ man. waaw indi naa man bokk man liñ may jiiñ man. waaw li ñi di wax ci amuñu firnde doon ko wax nii rek. man indi naa ci firnde. yow sa bopp yaa ni ma léegi. non li nga ma wax nii. waaw bu fekkee li ma la wax dëgg la. loolu waaw loolu laa wax bu fekkee li nga ma wax dëgg la laa wax. waaw bu fekkee li ma la wax dëgg la parce que man aussi version DCMP wala version ARMP jotuma ko te xam naa ne ñu ngi lay déglu. waaw mais suba mën nañ am nañ ay services de communication. d'accord donc mën nañ tontu. yow sa bopp yaa ni fisc ñoom ñi enregistré contrat yi aussi ñu ngi lay déglu. waaw mais fisc ci kan lay dépendre. koy ci ministre des finances. fisc kan lay topp kuy lubal xaalis. bien sûr man dénkuñu ma xaalis. du nee naa la xaalis bi fa muy génne man sama signature bokku ci nañu def bay fay green xamuma ko sama yoon nekku ci dénkuñu ma ko. mais fisc dina léegi pour lan fisc mën na topp itam kuy jàppale kuy luubal xaalis. waaw mais waaw fisc mën na topp lépp. waaw kon mu ngëkk. xam nga contrat moom boo ko signé. man ba DCMP signé ministre des finances approuvé. ca laa wàccoo ak lépp luy fisc. ak la ma ca war. enregistrement bi ki am contrat bi la war. fisc moo ko war a contrôler ñoom ñoo ko war a contrôler ak kii fay moom la mu déggoo ak ministre de ak ministre bi yor finance man xamuma ko. léegi sa démission dimanche bi ndax nuru chantage. waaw moo tax ma ni la da nga ni am na ñu ni chantage man nuruma kuy chantage te duma bokk ci kuy chantage ca ànduma ak président de la république ci chantage président de la république moom ma jàngal man ni ma buñ la dee jiiñ da ngay dem leeral fu teekul ba set nga dem wane ni ka leeral. dafa leeragul moom a ci jaaxal. déedéet defal ndànk yow yaa ni ma léegi li ma wax fii nii. leer na man leer ci man dafa tax mu leer déedéet kon leer na ci bopp ñeneen ñi. may ma rek may ma eggale. xam nga lu tax du ma chantage man président Macky Sall fekkuma sama kër ni ma kaay ma recruter la man maa ñëw. bàyyi Idrissa Seck. déedéet dem ci moom avant may bàyyi woon naa Idrissa Seck bu yàgg. ok
bàyyi woon naa bu bàyyi nga Idrissa Seck rek dem ci moom nangul loolu rek ñu dem avancé toog naa ab diir dem politique gu ma sama papa yor parti politique am dugguma ca ma dem fekk président Macky Sall ni ko mu yor projet politique am ma ne ko est-ce que mën naa xool est-ce que mën nañoo wax lam ma wax doy ma topp ci boobu nekkagul président de la république dëgg la ma am yaqiin ni que lii fii mu bëgg a yóbbu réew mi ci lu baax ci réew mi la ngëm-ngëm la ngëm-ngëm googu tey la gën a feddaliku yaqin boobu laa am ni que yéeneem ak li mu wax ak man ma wajoxe ci sama xalaat foofu la bëgg a yóbbu réew mi mooy ci jub ci dëgg ak ci ngor dafa méngoo ak man ma ñëw bokk ba ma cay bokk xaaruma ko mu nommé ma lii wala mu nommé ma lële xam nga lu tax du ma ko chantage xamewuma ko sax ñu chantage ko ba mu nangu xam nga lu tax du ma ko chantage xamewuma ko sax mu nekk nga xam ci moom lu bon wala loo mën a wax ba di ko chantage. d'accord est-ce que comprendre dégg naa li nga wax monsieur le ministre. bañ loolu leer na. bañ waaw ku jaar ci man. jot ko. mooy sama premier mbébét. deuxième bi. mooy est que man ñëwuma ci moom pour di làqatu ci ginnaawam. léegi Mame Mbaye est-ce que yow jàpp nga ni. déglu ma téye sa kayit yi rek wax ni lii leer na loolu non loolu rek da nga yaakaar ni dafay Déedéet. doy askan bi pour ñu jàpp ni set nga si. est-ce que jàpp nga loolu yow ba nga yaakaar ni fi mu nekk nii nekk nga nekk. wala quand même non dinaa ci loolu li ngay wax noonu Ok. dinañ ci ñëw. ñëwuma pour làqatu ci ginnaaw man ci kanamam laa ñëw pour taxaw. maa ngi koy gërëm bu baax. ci kóolute gi. maa ngi gërëm bu baax sama njaboot samay xarit. ak sénégalais yi nga xam ni Papa Ngagne am na ci ñu teg kaamil waat ni que kii liñ koy jiñ def ko. dégguma nga wax première dame de wala da nga ci eggagul. déedéet mais man déggoo li ma la wax maa ngi gërëm première dame laa wax dama déggagul nga wax ko. ma ni waaw maa ngi gërëm. président bi feddali kóoluteem ci man. maa ngi gërëm bu baax sama njaboot samay xarit ak samay am di jàmm ak sénégalais bi nga xam ni. am na ci ñu jël kaamil teg waat ni que kii liñ koy wax defalu ko boobu gi waxuma leen ni que liñ may jiiñ ñii yëpp lii am na. d'accord première dame laa déggul Mame Mbaye. waaw mais man maa ngi gërëm président pour lan nga bëgg fi indi tur xam ay nga ko première dame. Mame Mbaye mais yow ku la tudd première dame Mame Mbaye. mais aka ma kaaw xam. waaw kon jeex na kon lu tax mënoo ko gërëm. mais nee naa la. waaw première dame renouvelé wul confiance amul confiance bu ma nommé wu ma teguma fi président de la république moo ma fi teg. parti bi ma bokk président de la république moo koy jiite. nañ bàyyi di tooñ. ak di wax lu sensationnel. d'accord mais donc Mame Mbaye yaa ma ko nangul man maa la ni ku la tudd première dame nga ne ma waa loolu dëgg la. waaw déedéet da nga ni ma ku la tudd. waaw ma ni la ak ma ko xam. ok ak maa am wëllëre ak moom. comme ni yeneen sénégalais yu bari yu amal wëllëre. mais dama ni la man président de la république laa gërëm. ci feddali kóllëreem. d'accord sama xarit sama njaboot. ak sénégalais yi nga xam ni. d'accord yàlla def na ñu fat ma ci seen xol. voilà waat ci kaamil ni que man defuma lii. waaw monsieur le ministre. ndax lii nga def. cër bu baax la pour Sénégal est-ce que rafetal nga. république maanaam tey. la yow la ñu dénk tourisme. Sénégal mi ngi dem coupe du monde. amoo opportunité bu gën jaay destination sénégalaise. que coupe du monde bii Russie ñu fay tudd Sénégal. dama am sama benn xarit. bu dem Pologne. waa Pologne ñi ko xamuñu Sénégal. est-ce que yow tey ci ay démission ay ñàkk démission yu kenn xamul nga waroon am programme bu taxaw ci coupe du monde bi. jaay destination Sénégal nga toog fii. naan damay liggéenti lu ñu ma taxal ak lu ñu ma taxalul te bu lépp weesoo dellu nga ci gouvernement bi. ndax yaakaaruloo ni am nga responsabilité ci li ñu la dénk. Papa Ngagne boo waxee loolu mooy da ngaa xamul équipe yi dafa am partenariat bu ñu signé ak ministère sport xool nañ la ñuy jaayee destination bi may ma benn brèche foofu tuuti rek. damay gërëm hôteliers yi. di gërëm travailleurs tourisme yi. awma lu ma gën a neex ci wax ji lu dul seen wax ak seen seede juróom-ñeenti weer rek laa fa def ñoo moom seen i hôtel ñoo moom seen alal ñu def seede yi ñu mën a def ci man. wax dëgg yàlla amel naa leen njukkal man de jàppuma woon ni que dinaa leen lu jar ñuy def seede yooyu. ci man d'accord léegi ñu avancé. léegi waaw. ndax. amoo woon beneen taxawaay boo war a taxawaay boobu ndax am na wala amul. waaw nee naa la partenariat lañ signé. équipe bu ministère du tourisme yi
ñi ngi ci yoonu Russie. xoolal sa jëmm bokkul ak yi ngay wax ni en tant que ministre du tourisme. déedéet dafa ndànk li ñu prévoiroon du ministre du tourisme rek lañ ca war taxawaay bañ ca war a am ci jaay destination Sénégal bu ñu naxantewul équipe bi lay njëkk a doon ñun comme que dañuy def campagne internationale ñu ñëw tafu ci ginnaaw ministre des sports parce que moom mooy jiite yëf yi. non déedéet. ça dépend mën nga am sa beneen programme spécial. déedéet mais nee naa la gouvernement la benn kàddu la ñuy waxee bu ma dee organiser activité tourisme képp ku nekk ñëw ci gouvernement bi boo ñëwee sama ginnaaw ngay topp du chaque jour nga gis fi activité boo xam ni da ngay gis premier ministre sax du toog ca kaw table ja président ak ministre bi noonu la république di doxee. lii coupe du monde nga wax coupe du monde sport le ministre des sports. dañ ko dénk ci gouvernement bi. képp ku ci am looy def moom ngay dem waxal. di ko féliciter di ko encourager di ñaan yàlla may ko ndam parce que ndamam mooy ndamu Sénégal mooy ndamu gouvernement bi. d'accord donc équipe bu tourisme yi ña nga fa. mënuñu bañ a jaay destination Sénégal ci lu weesu loolu. non ci moment. au moins une semaine bu Sénégal amul ministre du tourisme. mais man coïncider ak. mais ci loolu. mais nee naa la FIFA dafa am datu Sénégal dëkk bu bokk ci coupe du monde bi dafa am date ñun suñu date préparé nañ ko budgétiser nañ ko xaalis bi jox nañ ko agence yi dem na agence nationale promotion touristique pare na SAPCO bokk na ñoom ñëpp ku ci nekk dajale nañ li ñu am ñu dem fekk ministre des sports. mu booleeg moom li mu am ñuy dem pour gën a jaay destination Sénégal loolu li ma lay wax nii lu am la am na ñuy dem léegi am na ñuy dem fële lu mu gën di yàgg dañuy ñaan muy gën di yàgg parce que lu muy gën di yàgg ñuy renforcer campagne bi parce que dëkk yi dañuy gën a néew suñu ñu mën a amaat beneen date FIFA bu ñuy jaayee réew mi donc loolu moom am na ca équipe yi dem nañ. d'accord monsieur le ministre ku la gis xam ni coow lii am na lu mu affecté ci yow. lu mu def ci yow. am nga ci lu la naqari mais est-ce que loolu du tax nga dawal sa xel ci bis bi ngay génn ci télévision bi di génne ay chèques naan Idrissa Seck moo def lii. Idrissa Seck moo def lële ñu jóge ci loolu Khalifa Sall nga naan ceeb beeg dugub bi. fa mu ko dugal na ko génne. Karim Wade. est-ce que après. lii nga jot a ñam nii rek. est-ce que taxul nga xam ni tuumaal nit ñi lu metti la. tuumaal nga wax de. waaw tuumaal bien sûr lan lay wax. lu man musuma tuuma est-ce que kuy génne chèque yaa ngi tuuma. mais yaa ngi tuuma kay. ah déedéet. si déedéet man lan moo certifié chèque yooyu ngay génne. lan moo certifié ay chèque génne ay chèque naan lii ay chèque la lan moo certifié chèque yi. déglu ma attends waaw man xam nga bu ma waxee ba pare dama naan lii may wax nii bu ci boroom d'accordul na ñëw ñu dem yoon samay preuve a ngi nii man lii nga wax nii porte naa plainte maa ngi xaar procureur kii wax ni que maa def lii ak ñi ko wax ut naa samay huissier ñi ngi xaar de déposé naa plainte bi de Mame Mbaye déposé na plainte du ay nax de nit ki buñ la waxee balaa nga dafa am ñaari yëf yu jullit di wër ak li ñuy wax nii yëpp man du ma saaga kenn du ma wuññi sutura kenn musumaa wax lu ma amul firnde musta am kenn musumaa weddi. saaga ak wax kay moom. déedéet xanaa kay da nga naan neneen ngay saaga mais wax ju ñaaw rek. Mame Mbaye jëm ci ay acteurs politiques ñii nga xam ne ñoo ngi ko seqal. Papa Ngagne mais saa ñu ko déggee ci yow la jógee. Papa Ngagne. waaw damaa mas a toog fii. ci sa non plateau waxuma la loolu xam naa ne doo ko def. doo ko defee fii. waaw déedéet da nga maa gis ma def ko feneen. ah te xam nga yow tam. waaw déedéet xam nga mooy waxi lan déedéet. waaw eggaleel li ngay wax Mame Mbaye. déedéet Papa Ngagne mënuñoo eggale ci noonu. kon acca da nga maa mas a gis ma saaga. da nga maa mas a gis ma wax ju ñaaw. da nga maa mas a gis ma wax ci àddina jàmburu. du ma ko def bokkul ak sama yar Papa Ngagne bu ma ko waxee nga ni damay waaraate nit am na lum dul def ndax ngëm-ngëm Sénégal àddina bi yëpp ñoo bokk gëm ñaar àddina dëgg la dee dëgg la loolu àddina bi yëpp a bokk gëm ko ki gëm ak ki gëmul gis nga après àddina ak dee dafa am yeneen ñett boo ko gëmee am na loo dul taxawe xam nga ñett yooyu mooy lan mooy que dee bàmmeel am na bisu penc am na àjjana am na safara am na xam nga lu tax ragaluma parce que damaa gëm ni que bu Sénégal gi yëpp léegi ñu ñëw ci déedéet Mame Mbaye non vraiment man non waaraate bi moom baax na eggaleel waaw mais kañ nga fi jom mi nii bay waar nit ñi aussi xanaa bi lii dalee ci sa kaw nga xam ni aussi nga gis lan moo dal sama mais kaw xam nga ko mooy coow li nga xam ni waaw li tax nga tekki sa ndomba tànk xam nga ko mais tekki sama ndomba tànk pour setal sama bopp waaw
mais loolu laa la laaj. ma ni la est-ce que jànguloo ci ni ñi nga xam ni à chaque fois. nga def sa point de presse. wala nga wax jëm ci ñoom. muy Khalifa Sall wala muy Karim Wade wala muy Idrissa Seck wala muy keneen. nga yëkkati ay wax ay tuuma jëmale leen ko ci seen kaw laa lay wax. est-ce que déggoo li ma la wax. waaw est-ce que man mas naa jiiñ nit nii naa maa ngi yóbbu Mame Mbaye ci yoon am naa firnde nee naa la àdduna amul lu ma fi jaral di wax loo xam ni suba boo ko waxee ñu weddi la. mas nañ maa weddi. mas ngaa dégg ñu weddi ma. non ci weddi la lañ dëkk saa yoo waxee ñu weddi la déedéet non boo waxee ñu tontu la weddi la. waaw déedéet loolu kay dégg nga ko ba tàyyi. buñ la déedéet nit ki boo ko weddee. waaw nit ki boo ko weddee. boo weddee mooy defoo boo deful tooñ nañ la buñ la tooñee yoon am na. ban yoon. dem ci procureur. mais lan moo fi indi kumba am ndey kumba amul ndey. ba ana kumba am ndey depuis sa coow li ba léegi lan ngay gis. kumba am ndey kumba amul ndey. ah déedéet man sama bopp mais yaa ngi koy dégg. mais déggoo li ma la wax. yaa ngi dégg ñu naan kumba am ndey kumba amul ndey affaire Mame Mbaye Niang. mais affaire Mame Mbaye Niang ci li nga wax la li nga wax sénégalais yëpp dégg nañ nee naa la ku am këyit buy firndeel li ngay wax génne ko dama dul nangooti parce que nag xam naa seen mbébét alhamdulilahi rabbil alamin xam naa seen mbébét xam naa li ñu bëgg xam naa li ñu nar. mooy ñan. mooy ñi indi sos yi yëpp. xam naa leen de yàlla dimbali na ma ci kàttanam ba mu leer xam naa li ñuy waaj xam naa li ñu waajagul xam naa li ñuy waaj xam naa kañ sax lañ ko bëgg a def. te sa personne moo leen intéressé yow. waaw. Mame Mbaye waxal leneen waaye itam. waaw sama personne moo leen intéressé parce que ci sama personne lañ jël tuuma yi teg ma ko. ci sama personne. ci bu jëriñ leen lan pour yow. Mame Mbaye lan boo leen gisee nga laaj non xam nga ñi nga nekk fii di léebu mënu ma leen a xam. mais man du ma léebu ma. kon wax leen ma xam. mais lu tax nga ni damay léebu. li ñuy wax ni am na. non dama waxuma la loolu mënoo fi nekk naan ma yàlla won na ma. xam naa man comprendre ma. bu la yàlla wanee man yàlla wanu ma wax ma xam. mais yàlla wanu la mais tey du yow yaa ni ma tuuma yi ñu ngi koy teg sa kaw. waaw. tuuma yooyu rapport bi laa teg sama bët wax la ko. mais moo tax ma ne la rapport bi nga wax. waaw liñ ci wax lépp bu fekkee rapport bi rek nga jël da ngay xool recommandation yi fan lañ ma tuumaal. gis naa ko bu tuumal nañ ma ci dara non gisuma ko. ah gisuma ko est-ce que tuumal nañ ma ci dara. recommandation yi gis naa tur yi ñu ci tudd. waaw mais déedéet mën nañ tudd lu leen neex. waaw mais dama ni recommandation yi rapport boobu ngay wax bu fekkee rapport bu dëgg la ah rapport bu dëgg la amul tampon amul signature amul auto nangul naa la ko mais nee naa la ñoom lañ cay wax est-ce que man tudd nañ ma ci est-ce que tuumaal nañ ma. ah tudd nañ la ci kay buñ la ci biir wax ji. waaw ci biir wax ji après ci plateau yi ku nekk di wax sa xalaat parce que après am na ki nee naa la ki njëkk a bind sama tur ni xaw ma festin la kooku moom ñi ngi dinañ egg nañ ci yoon sama plainte déposé naa ko mais après wax ji woy DCMP si ñëwul kii man maa toog fii ma ni la contrat bi ma signé ARMP nangu na ko DCMP nangu na ko. te yaa ngi signature DCMP yëpp am nga ko. mais fii yow tamit ban ministre mooy signé ay documents ci doo am documents yi. waaw lu tax wane woo ko. ah mais déedéet. Mame Mbaye Niang lu tax wane wuloo ko. mais déedéet bu fekkee te ngay wane ay chèque jàmbur. ma ni déedéet man ci état laa nekk damaa tudd ay kuréel bu fekkee lii may wax amul ministère boo ca bokk wala kii dinañ génn na kenn génn suba ñeme taxaw ci télé bi ni man maa ni contrat bi mu signé DCMP signé wu ko. na kenn na ko génn def mu wax sénégalais kooku bu après may naa ko man ak moom ñu dem ci yoon voilà. d'accord coupe du monde bi dugg nañ ci. indi na féex nag ci réew mi. réew moo xam ni tension bi partout dëkk bi amul xaalis. jafe-jafe yi am na après 5 ans yoo xam ni gouverné ngeen ko. gis nga coupe du monde bi ni mu changé un peu dëkk bi. ndax jàpp leen ni lu yéex la maanaam am dëkk bi amoon na tension sociale financière tout. en tout cas de ku wax dëgg. rek ca yàlla tax xam ni indi na dal boolewaat na réew mi. et yàlla na continuer boole réew mi. mënuñoo yor réew mi ci kàttanu yàlla. mi ko jaarale ci sénégalais yi. ba pare doo bëgg dal am fi. mënta la am. d'accord mënoo yor réew mi te doo bëgg loolu en tout cas président bëggul loolu.
ay actam wuute nag li ngay wax. déedéet si ban acte. waaye acte yi nga xam ni bu mujj bi rek coupe du monde bi rafetoon na mu ne. Idrissa Seck diw ñoo leen ñu ànd Russie. déedéet du ñëpp ñëw na. non dama ni la est-ce que xalaatu la woon ni ay acte yooyu acte la yu baax. mais am na demee wu fa alalam. alalu réew mi la fa demee. am na acte yu jiitu loolu. président acte bu mujj bi rek laa wax. déedéet ma ni la am na acte yu jiitu. dialogue zéro depuis bi mu fi nekkee ba léegi. bàyyil wax dialogue zéro. mais si bàyyil bul wax loolu. wax ma yow itam maa ngi lay dégg ñaata yoon nga dégg ñu ngi woote bu mujj bi. ci affaire pétrole. non waxuma woote kaay leen ñu waxtaan. waxuma woote bu mujj bi ci affaire parrainage bi kaay leen ñu waxtaan. lan la ñuy wax ci affaire pétrole bi lan la ñuy wax ci affaire parrainage ci lépp féete boor. déedéet avant muy féete boor dañu woote waxtaan. dama Papa Gagne. affaire pétrole bi. munoo wax loolu. si munoo wax loolu. pétrole boo xam ni contrat yi signé nañ ko ba mu am ministre bu ci démissionné. coow am ci. loolu luñ ciy waxati. Thierno Alassane Sall moo ci démissionné. bàyyi li ngay wax am na wax yoo xam ni jaratul ñu ciy dellu parce que leer na ci bopp nit ñi am na wax yoo xam ni jarul ñu ciy dellu Papa Ngagne bu fekkee réew mi dañ koo bëgg a tas ci ay foog naa ay def lii naa def naa lële. ana foog naa amul mais foog naa. mooy lan ani foog naa. du léegi nee nga ma dangaa surfacturé. non man waxuma loolu ci lii ma la wax ni par rapport ak dialogue bi laa lay wax. nga wax ma pétrole bi ma wax la ci li ñu. ci lan la ñu dialogué ci lan. mooy li ma la wax loo xam ni féete na boor nga naan kaay leen ñu waxtaan. mais avant muy féete boor. woote nañu waxtaan. dama ni la mënuñoo téye réew mi ci foog naa ak yaakaar naa ak dégg naa man de duma ko nanguwuti foog naa ma mbay lii wala def na lii wala def na lii ku may jiiñ dara da ngay indi kayit. mbaa xam nga ni keneen dootu ko nangooti. ah looy jiiñati nit aussi di nga ko indi preuve. man de alhamdulilah. ba bokk naa ci. xamal ni rek keneen dootu ko nangu. waaw man musuma jiiñ nit. d'accord ndiw ma firnde. ok waaye xam naa yaakaar naa foog naa. dégg naa après multiplier. dialogue zéro laa la wax. lan nga ciy indi ci mënoo wax dialogue zéro. waaw parce que président de la république instauré na sax journée de dialogue national. xam nga loolu slogan la. waaw mais ban slogan. benn yoon la ko def. kañ la ko fi defaat waaw mais déedéet woote waatuwuñ fi nga gis ay nit ñëw toog ci sa télé toog ci sa rajo ni demuñu. am na wala amul ci lan ci ban waaw déedéet. xanaa bu dee ci parrainage ñoo yeey bu dee ci pétrole ñoo yeey. nan lañ yeeyee. mais lu ñu yeewul bu dee ci pétrole loo xam ni. déedéet loo xam ni bu dee contrat yi signé nañ ko ba pare féete na bor loolu laa la wax nii. bari la ba ci ministre bu bokkoon ci yéen démissionné ndax loolu. mani ndax signature contrat bu ñu jox ñeneen. waaw mais déglu li nga wax. waaw da nga ni bu fekkee loolu la ñoom ñoo yeey. waaw am na ñaar yoo njëkk a lim nga ni ba ci parrainage bi ak contrat pétrolier yi ak leneen. waaw jiital ko ci parrainage bi nañ jël benn après ñu def. acca ci parrainage bi woote wuñu ministre de l'intérieur wootewul. mais am na lu ko jiitu. waaw déedéet defal ndànk rek da ngay jël benn. d'accord bu ñu jaxasee xelu nit ñi. parrainage nga wax bu ñu paree ci parrainage ñu jàll ci beneen ci parrainage bi ministre de l'intérieur wootewul. ñu dem ci concertation waaw d'accord. ñu ni d'accord uñu parce que ministre de l'intérieur doyu leen. président nommé. Seydou Nourou Ba bokkul fenn. am ñu dem am ba ci ñoom ñu ni d'accord uñu kooku mën nga koo jiiñ ne que dialogue amul. d'accord li am CICES li am CICAD. fan yii passé kaa leen ñu publier contrat yi ñu waxee nan la ñuy téye résultat pétrole bi ak exploitation pétrole bi am nañu dem am nañu dem. waaye léegi kaa ñu waxtaan kii ñëw mooy ki bëgg a ñëw ki bëgg te ñëw da nga koy dem fekk këram buddi ko ni ko kaay. yow nga bëgg a sukkandiku ci loolu nii da def ngeen li ngeen di def ba pare lan lañ def ba pare loo xam ne balaa nga koy def woo nga nit ki réew mi yëpp doon seede. non lan bala nga koy def. non bu dee contrat ba nekk ca gànnaar féete na boor. waaw def nañ ko 50-50 ba pare ba signé ko. waaw loolu nekk scandale boo xam ne ñu bëri ñaaw nañ scandale mais dégg nga ci li ci Ousmane Sonko wax. ay réew yoo xam ne tolloowuñu habitat ay nit yu fa dëkk tolloowuñu njaboot tolloowuñu dara Dakar rek ëpp gànnaar nga jël naan dañuy yemale loo xam ne ñun ñoo ko war a bokk loolu la ñu ne loolu nekk scandale nga koy woo nag après ci nañ wax lan nga bëgg mu wax. Papa Ngagne sañ nga wax ni ko loolu scandale la. ah mais bien sûr. pourquoi du scandale. nga ni réew dinañ xool ñi ngeen di séddoo ci ñaata population moo ci nekk réew nga wax de état ngay état muy état bu ngeen demee Nations Unies benn kàddu la am yow benn kàddu nga am nga ni pétrole bi ñu gis seen diggante wala xaw ma gaz bi ñu gis seen diggante dañ koy teg ci fii ñaata nit ñoo fi dëkk fii ñaata nit ñoo fi dëkk bu doon loolu la kon xanaa àddina bi kon Sénégal du am dara bu fekkoon ni que séddale bi dañ koy teg ci ñaata nit la réewu jàmburu nga wax un état souverain avec ses institutions sa constitution ay règles am ak ñun suñu réew
nga bëgg li ñuy séddoo ñu teg ko ci non loolu ku koy wax yaa ngi wax naxa sa kandang ay boroomi kër boo leen di séddale doo xool ku ci nekk njabootam ñaata nga am buñ ne la ñaari boroomi kër ñoo ko bokk booy séddale doo xool boroomi kër bu ci nekk ñaata njaboot la ñaari boroomi kër moo am ñaari boroomi kër nga koy séddale nga ni loolu scandale dama ni mooy sa xalaat yow ah déedéet mooy képp bépp nit koy xalaat waxal ni loolu mooy sa xalaat déedéet loolu mooy xalaatu bépp nit boo xam ni ci njub nga teg yëf yi du lu ñuy séddoo parce que fii dëkk bi 20 000 personnes ñoo fi nekk fii 40 000 personnes kër gu ne kër nga réew lu mu tuuti 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 réew la même bu amee téeméeri nit la am yow mi am junniy nit boo dee jëflanteeg moom am réew ngay jëflanteel. loolu mooy pétrole bi. waaw parrainage bi ñu voté sans débat nag loolu du scandale. mais voté sans débat ci scandale ci naka ban scandale parrainage bi kaa leen ñu waxtaan rapport baa ngi nii conclusion yaa ngi nii kaa leen ñu waxtaan ñoom ci ñenn ñi am na sax ñu génne benn comité wax ci. non est-ce que voté sans débat à l'Assemblée nationale. mais jour du vote voté sans débat ca ñu dégg ñëpp. ñu waroon a wax nañ. bu déedéet bu député kon yow xam li ngay wax itam man rek maa xam li ma wax. man rek maa xam li may wax. sans débat kay lañ ko voté. mais Sénégal ñëpp seetaan nañ. boo amee fii. seetaan na tax ma wax la loolu. waaw Sénégal ñëpp seetaan nañ. seetaan na tax ñëpp am mbetteel ñu toog ci télévision bi di xaar débat bi. ñu ne loi bi jàll na sans débat. waaw déglu ma ñëpp jóg dem. boo amee député. boo amee député bu bokk ci ñun boo ko woowee fii dina la expliquer mënumaa wax ci lépp sax mais li nga yaakaar ci wàllum politique sa yaakaar la walla xalaatu koo xam ni dafay xëccoo ak ñun li am cay dëgg man de du ma ni réew mi lépp a ngi dox. lépp doxul de. lan moo doxul. déglu ma rek. li doxul moo ma yitte. waaw déglu ma lépp doxul comme niñ ko bëggee. monsieur le ministre lan moo doxul. waaw mais boo ma dégloo dinaa ci egg. waaw. mënoo dindi sama wu la. d'accord te eggalewu ma. waaw dafa may amal solo nag li doxul. du ma ni. réew mi lépp a ngi dox comme nañ ko bëggee. du ma ni jafe-jafe yëpp saafara nañ ko. ok du ma wax loolu. waaye ku wax dëgg ca yàlla tax. monsieur le ministre may ma ci li doxul. s'il te plaît. ku wax dëgg rek. waaw ca yàlla tax. am na ñu jàpp ne liberté yi ñoo doxul. waaw déglu ma xaaral. justice bi moo doxul. boo ma bàyyiwul ma eggale. doo xam li may wax. d'accord bàyyi ma eggale. d'accord baal ma. du ma ni lépp mi ngi dox comme niñ ko bëggee. du ma ni jafe-jafe yëpp saafara nañ ko. waaye ku wax dëgg ca yàlla tax xam ni bépp anam bépp wàll bépp fànn boo jël ci réew mi. jële nañ ko fii avancé ko tuuti ba léegi am na sénégalais yu dul naan ndox. ba ci mbay mi. ba léegi mbay mi avancé ngeen ko. déglu ma ba xam nga danga maa laaj. non ba mu bàyyi ma wax. non ba mu bàyyi rek. ah d'accord am na ñu dul naan ndox loolu lu am solo la. ba léegi am na sénégalais yu dul naan ndox. te fii ci Ndakaaru lañ nekk. ba ci léegi capital bi lañu nekk. non du ma la bàyyi nag loolu dama la ciy wax lu leer. waaw voilà c'est-à-dire soo naan ma parce que am na ñu mën a xalaat ni àll ba la mais du àll ba fii ci Ndakaaru la am ñu dul naan ndox. déedéet xam nga ba mu bàyyee. waaw ma eggale. li nga bëgg a wax nii yëpp xëy na li may wax dina ko tënk. d'accord. nee naa la. ba léegi. am na sénégalais yu bëgg a fajuwuñu. ba léegi am na sénégalais yu bëgg courant amuñu courant. ba léegi am na sénégalais yu soxla ndimbal ci amuñu ndimbal. dama bëgg wax nekkuñu ci àll ba ñu ngi fii ci capital bi. déedéet xam nga fii capital bi. waaw ma xam problème mu ndox sax mën na fay am. nga am suba am ngoon mais am na sénégalais yoo xam ni ba Sénégal des Sénégal ba léegi mosuñoo am ndox buñ naan. am na sénégalais yoo xam ni ba Sénégal des Sénégal ba léegi amuñu courant. am na sénégalais boo xam ni ba Sénégal des Sénégal ba léegi amul tali bu egg si goxam. gis nga lim yooyu boo jëlee sénégalais bi amul woon ndox 2012 ak sénégalais bi am ndox wax dëgg yàlla yokku na. boo jëlee sénégalais yi mënul woon faju 2012 ak sénégalais yi mën a faju léegi. yokku na. d'accord boo jëlee sénégalais yi amul woon courant. ak sénégalais yi am courant léegi yokku na nga jël ko wàll par wàll saafara lépp moo mënta nekk. moo tax ma am yaqin ni que. ci lii ñu nekk nii ci liberté yi. ci démocratie liberté yi tey ñaari maire ñi ngi ci kaso bi. waaw Barthélémy Diaz. Khalifa Sall. ndax loolu du luy gàkkal suñu démocratie wala suñu république. maire de la ville. maire commune d'arrondissement. ñaar est-ce que dañoo xëy rek yóbbu leen ci kaso bi. loolu lañ def. déedéet dañoo xëy rek yóbbu leen ci kaso bi. déedéet. si ma mbay. Papa Ngagne. Barthélémy Diaz dañu xëy rek yóbbu ko ci kaso bi. déedéet sama xarit la. non attends xaaral rek. waaw dañu xëy rek yóbbu ko ci kaso bi.
dañu daf ni ci réew mi justice bi ni ñu koy doxalee baaxul. ñu jëm fekk ko fi mu doon defee interview am. jël def ci kaso bi loolu Sénégal rek la des fi mu nekk nii. déedéet Papa Ngagne fii nga toog nii. waaw est-ce que am nga droit saaga institution bi wala nga ŋàññi bànqaasu réew mi. saaga mooy lan. déedéet. kan nga dégg mu saaga. man xam nga juge ba koy jugé. waaw man bokkul ci man ci pouvoir la bokk ma bokk ci pouvoir. fa mu sukkandiku. non waxi saaga nga wax. waaw mais déedéet. kan nga dégg mu saaga dama ni la. waaw est-ce que yow Papa Ngagne. waaw mën ngaa toog ci sa antenne bii di wuññi war ma institution. am réew lañu yor république respect des institutions et des symboles qui l'incarnent. république boobu nag moo lay jox sañ-sañ. te gis nga commenté décision boo xam dafa tukkee ci justice. nga wax ci sa xalaat. ku mu neex nga wax sa su xalaat paree voilà. waaw mais déedéet. mu ngoog ka denc fa ma ko yéenewu ma ko. wallahi azim bu fekkee am na kenn koo xam ne yéenewu ma ko moom la parce que ànd nañ xeex ma xam ngëm-ngëmam xam taxawaayam. mais li mu def du man maa ko jàpp yoon moo ko jàpp man bu ma defee lii ñu may tuumaal nii bu fekkee am na kenn ka ci am firnde wallahi azim na yoon dal sama kaw parce que man loolu laa nangu loi yooyu laa xeexa loolu mooy sama ngëm-ngëm. nit ki boo defee dara boo wàccee yoon wala nga luubal alalu askan bi yoon dafa war a dal ci sa kaw. nee naa amu leen benn cas de conscience toog ci république boo xam ni yéen a ko incarné tey. ñuy wax naan le maire de la ville Khalifa Sall ci jamono ji mi ngi ci kaso bi Barthélémy Diaz maire mi ngi ci kaso bi. mais loolu amu leen ci benn problème quand même dara dérangé wu leen ci loolu. ci loo xam ni mi ngi noonu quoi ak ay coowam. gis nga loolu liñ ci ay coow caisse d'avance ak ay coow fonds politique rek ñu jàpp ci benn maire rek tëj. déedéet loolu liñ ci waroon wax lépp. ci non dañuy def benn bilan ci justice ñu wax suñu xalaat ci liberté yi. Papa Ngagne mais invité le ministre de la justice. ok invité le ministre de la justice xëy na moom dina ci mën a duggee parce que man ci wàllu politique rek laa ci mën a wax sax. mais bu dee ci ni doxalin bi la man mënuma cee wax. d'accord parce que ci gouvernement encore laa bokk. d'accord mënu maa waxee nu ma neex. waaw d'accord. l'affaire Karim Wade. dama ci dégg ñaari version yoo xam ne yu ma jaaxal la parce que lu ñu eggagul la dañuy wax ci candidature am ma dégg. ministre de la justice Ismaïla Madior Fall fii ci quartier général ak Pape Cheikh Diallo. mu ne candidature Karim Wade mënul nekk. ma teg ci une semaine dégg Aly Ngouille Ndiaye wax lu ni mel. c'est-à-dire loolu ci loo xam ne du ñoom ñoo koy atte conseil constitutionnel la ñuy xaar mu wax kuy nekk candidat seen cër la pour yow. déedéet bul wax ni ko du ñoom ñoo koy atte de ñoom lañ dénk bànqaas yooyu. bul fàtte ni que waaw mais ñoom lañ ko dénk. waaw déedéet mais kan mooy nekk candidat du ñoom lañ ko dénk. déedéet bul fàtte ni que ñoom ñoo ŋànk ki nga njëkk a wax ministre de la justice moo ŋànk justice su réew mi donc xam na réew mi nan la tëggoo ci wàllu yoon. keneen ki nga wax Aly Ngouille Ndiaye bul fàtte ni que mooy organiser élection xam na réglementation. mais élection organiser wul candidature. waaw mais déglu ma. mais organiser wul candidat kan mooy candidat kan moo nekkul candidat. léegi Papa Ngagne waaw man ni ma def ba ñëw fii nii. waaw d'accord fii nga toll nii. dégg naa li ngay wax boo ma waxee ci politique mën naa la cee wax. waaw boo ma waxee ci politique moom amul fabaaba mën nañu wax. mën naa la wax fii ba suba. c'est bon. boo bëggee leneen ñu wax dinañ ko am nañ wax inchallah ci tourisme. d'accord tourisme bi xam naa ni ci lu dul yàgg lay doon. xëy na am na noo ko yaakaare woon peut-être demewu nii ñi ngi doon xaar Casamance daal am jàmm am affaire yi mën a bouger un peu parce que bokk na ci secteurs yi ñu gën a am yaakaar ci wàllu tourisme foofu la féete. mais léeg-léeg ñu dégg fay jafe-jafe lan la gàllankoor ci wàllu tourisme bi ak yan matukaay nga jàpp ni yuñ ci war a jël la ngir saafara ko. waaw feddaliwaat sama ngërëm ci acteurs yi parce que ay boroomi alal yu yor seen alal. di wax yenn wax yi damay feddaliwaat. yaakaar gi ñu am yàlla bu ko yàlla tas. amiin. ak loo nanguta dañuy nangu ni que tourisme nombre de touristes yi yokku na. lan moo koy wone lan nga ma mën a wax lu ko. li koy mën a wane. waaw mooy est que même à l'international. ñi ngi wax ni que nombre de touristes Sénégal yokku na. Casamance ak jafe-jafe yi ci am yëpp. tey man nag dama foogoon di nga gën a pointu ci li nga may wax. soo mënee yokk na di nga ma jox au moins ay chiffres. statistiques yu clair ni ma lii ak lii ma téye ci. mais international lii yokk na déedéet waaw déedéet am na rajo bu bokk ci yéen bu def week-end à Saly ñu ni réservation yi fees na ba fin du mois de juillet. et incha allah loolu baromètre la pour yow. mais daaw demee noonu kenn nekk na musta demee noonu.
Casamance ak fitna biñ ci fiy wax yëpp te yàlla. ban politique nga dimbali teg bu changé ba positivement ba mu yokk ban lan lañ mën a teg loxo loo teg. wala lu gouvernement teg liñ mën a wax. waaw mooy que bi ñu ko président dénkee. ba léegi ñu ngi def suñu kéemtulaay kàttan. plan bi xëy na du émission bi du doy pour ñu wax ci. mais lenn li ci njëkk mooy woo ñiñ ko séqal. ñu xool nan lay doxe tourisme ba mu dee tourisme Sénégal ba léegi. lu ko réglementé amul. cadre administratif amul. hôteliers sénégalais yi amoon nañ ay jafe-jafe pour mettre à niveau seen hôtel yi. président wax ni que nañ jël crédit hôtelier. par juróom-benn weer la daan réunir léegi bi ñu fi yàlla indeeg léegi wax dëgg yàlla fexe nañ ba ñetti commission et semaine prochaine beneen commission dina am na hôtelier yu bénéficié wu ci crédit hôtelier bi. d'accord il faut que ñu ut code du tourisme. ñu wax ku ci nekk lan mooy sañ-sañam. hôtelier bi lan mooy sañ-sañam liggéeykat bi lan mooy sañ-sañam investisseur bi lan la mën a def ak lan la mënul def parce que amul dama jàpp ni que mbir pour mu dox day am cadre réglementaire. gis nga bu cadre réglementaire bi pare. ñu def li ñuy wax ay procédures. bu procédures yi pare ñu def li ñuy wax culture. ci yoon boobu lañ nekk. code du tourisme incha allah dina yokk. moment yi am kër ñi ngi xool ak hôteliers yi yan activité lañ mën a organiser Sénégal. jërëjëf ba hôtel yi fay. monsieur le ministre maa lay gërëm bu baax di la sant di wax ne am naa mbégte ci recevoir la wax dëgg yàlla ku ne xam na rapport yi nga xam ne am nga ko ak Faram Facce. ñu am ci fierté dellu di la recevoir. ci émission bi di la gërëm bu baax a baax ma bàyyi la nga tàggoog mbokk yi. waaw jërëjëf di santaat. Sénégalais yi. ak ñi ñu doon déglu di leen wax ni xëy na kàddu bu werante bi metti woon na. waaye jàpp ni que amel naa leen. donte nit a ma wóolu dénk ma feddali kóllëreem di ko gërëm moom ci kóolute googu di leen wax ni que suñ ngëm-ngëm bi ñu am ci projet politique bi président de la république am lu ñu gëm la et lu ñu gëm ni que njariñu réew mi la di leen wax ni que ñi ngi leen di sant ci taxawaay bi waaye surtout di sant sama njaboot ak samay xarit ak sénégalais yi nga xam ni wax dëgg yàlla jàppale nañ la ndax mës laa dégg rek ngay wax musuñu laa nuyu musuñu laa gis yaakaar dëgg googu ci nit ki dëgg googu d'accord yàlla bu ko yàlla nax saaya amiin jërëjëf kon mbokk yi mu nekkoon seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média ñu amoon mbégte doon ci ànd ak le ministre Mame Mbaye Niang nekk jëwriñ ñu dénk ko wàllu tourisme di gërëm bu baax la régie Vieux Diouf ci ni nga xam ne noonu la ñu jàppalee moom itam ci émission bi di gërëm ñëpp ñi nga xam ni jàpp nañu ci ñu leen di jox rendez-vous incha allah àllarba ba di ñëw bu ci àllande jërë ngeen jëf. ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement. procédure la respecté dañ ma song ma dóor ay coup de sommation. mooy ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey.